waaw jërëjëf dañuy sant yàlla gannaaw bi nga xamee ne def nañ lu ëpp une semaine jëm nag ci njeexitalu campagne bi sant yàlla gannaaw bi nga xamee ne campagne bi ñu ngi koy def ci jàmm ci li ci ëpp wax dëgg yàlla ci biir réew mi ñi ngi jàkkaarloog askan wi ñi bëgg a nekk maire di proposer askan wi seeni programme ñu di ko waxtaanee war a jëm nag ci jongante bi nga xam ne mooy am ci bésu élection yi le 23 janvier waaye nag ñun ñu ngi rafet njot di dolli am yaakaar ne incha allah yàlla dinañu may ndam li ndax itam ñi ñu àndal yépp ñi ngi dem ci daje bi ak askan wi di leen wan programme yi nga xam ne moom lañu am di ko inspiré nag ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak vision président de la République bi nga xam ne mooy le plan Sénégal émergent loolu yaakaar nañ ne dina dal xelu askan wi ñuy wax nag ñëpp bu ñu tontu wante kenn bu ñu dugg ci benn fitna li ñuy laaj mooy ñi nga xam ne ñoo bëgg a jiite communes yi ak département yi ñu dem seeti askan wi wax ak ñoom jox leen seeni programme ak seeni vision waaye wax dëgg yàlla te taluñu teesante kenn taluñu xuloog kenn taluñu deuxième vague taluñu xuloog xeex wax ci kay li ñu laaj mooy askan wi ku am proposition boo ko mun a jox ci li nga xam ne moom lañ woote muy élection boo xam ne élection locale la ñu dem ci ku ci am proposition ku ci amul proposition nag am yeneen i problème yoo war a régler feneen waaye rek waaye bul jël askan wi en otage defoon nañ ko fi mars dernier nga xam ne mbir mi mbirum lu kenn xamul la woon jotewuloon dara ak nit ñi ñu foye xelu nit ñi ba mu am ci ay bakkan yu rot loolu nag suñ ko bëggee bañ bu ñu nang kenn jaxase suñu xel wax ju yomb la ku bëgg a tànn maire nga xool programme bi ñuy proposé nga joxe ci sa proposition waaye ñu di la wax waxu mairie ngay wax waxu leneen feneen loola mooy wane irresponsabilité bi nekk ci yenn politique yi ñuy woo sénégalais yi ñu jublu sur l'essentiel mooy ñu déglu programme yi ñun wóolu nañ suñu bopp ci suñu programme ndax programme yi nga xam ne moo nekk ci collectivité locale yépp dañoo adossé wu ci li ci ëpp ci acte 3 de la décentralisation adossé wu aussi sur le plan Sénégal émergent bu majorité Benno Bokk Yaakaar ak le président de la République dans sa vision moo tax ñu am njott ne sénégalais yi incha allah dinañ wóoluwaat les listes Benno Bokk Yaakaar ci téeméer ak juróom benn fukk ak lu topp yi nga xam ne ñooy collectivité territoriale yi nekk ci réew mi liggéey bokkul ak waxu caaxaan collectivité territoriale boo dem di nga fa fekk coalition Benno Bokk Yaakaar mu am proposition bu muy jox askan wi di seeti askan wi nag bunt ak bunt këroo kër pour waxtaan ak ñoom loolu mooy li nga xam ne mooy liggéey bi loolu mooy li nga xam ne yi tamit moo tax ñu am yaakaar bu fort ne incha allahu rabbi dinañ am ndam li le 23 janvier ndax ñun li ñu wóolu mooy askan wi wax ak askan wi proposer leen ay gis-gis ci ni ñu mën a def ba améliorer seen dundin def ko au niveau national muy la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la vision d'ici 2035 def ko aussi dans les exécutifs locaux nga xam ne dañuy inspiré wu ci gis-gis bi nga xam ne mooy gis-gisu président au niveau macro ñu implémenté ko au niveau micro fu demee ni Casamance kenn mënul naatable lañ fa def kenn mënul naatable le pont de la Sénégambie kenn mënul naatable la boucle du Boundou la boucle du Boudjé kenn mënul naatable investissement yi nga xam ne def nañ ko ci bateau bi nga xam ne 12500 ak 14000 la doon jar pour nga paas ci tey junni lay jar naka noonu gox boo jël ci réew mi impact politique u public u état dafa am ba nga xam ne exécutif locaux yi pour ñu continuer ko dina yomb parce que ci base boobu la ñuy mën a continuer li nga xam ne mooy le prolongement au niveau local de la vision nationale et globale du développement du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent. xam ne dañoo hors sujet te tàmm nañ ko nag suñu laajee loo xam ne ñoom amuñ tontu ba ñu jéem a indi yeneeni sujet dañoo seetlu ne ci campagne bii candidat Ousmane Sonko war na dolli jox cër citoyen Ziguinchor yi ndax lu demee ni commune de Ziguinchor nga xam ne c'est l'un des poumons économiques du pays suñu ne dañ ciy jongante nga ne candidat nga ca war nga am fula ak fayda am proposition yu structurante yoo ci joxe lu dul naan dama leen di créer monnaie soo ci jógee ne da ngay tëj ay nit kaso soo jógee ci loolu waxaat beneen affaire boo xam ne lu la neex lépp lu la neex lu dal sa xel rek nga wax waaye li jëm ci développer Ziguinchor ak améliorer conditions de vie citoyen Ziguinchor yi loolu moom nee nga doo ci wax loolu daal lañ seetlu
su ko defee ñun nanguwuñu distraction boobu li ñu bëgg mooy ku am proposition bu gën proposition bi ñuy proposé Ziguinchor da nga taxaw joxe sa proposition waaye yow suñu la nee sujet bi A la yow ngay wax ci Z loolu day wane aussi manque de respect bi nga am vis-à-vis des concitoyens sénégalais. Le sujet c'est la démocratie locale, le sujet c'est les collectivités territoriales, le sujet mooy yow lan ngay proposer suñu demee nag waaye ma ne suñu demee ba bëre jot ba li ngay woote jot suñu fa yeggee ñu xool li ñuy def waaye tey li ñuy laaj mooy ku ci nekk lan mooy sa proposition ci li jëm ci lu améliorer les conditions de vie au niveau local. Toute autre préoccupation polémique stérile la polémique boo xam ne li ngay bëgg a nëbb mooy say carence li ngay bëgg a nëbb mooy yow amoo benn proposition boo proposé Ziguinchor li ngay bëgg a nëbb mooy amoo benn gis-gis ci développement territorial li ngay bëgg a nëbb mooy yow amoo vision de développement moo tax sa question permanente mooy ay polémique ñun waxuñu polémique dañu bëgg su dee am ngeen ay proposition yu gën proposition yi ñu proposé ngeen dem ci askan wi jox leen ko le 23 janvier ñu dem voté suñu voté ku gañ ñu xam ne gañ nga waaye wax dëgg yàlla en dehors de ce sujet là li ci des loolu yëpp du ay polémique la yu amul njëriñ yu respecté wul itam les citoyens sénégalais ak leur intelligence ndax sénégalais yi xam nañ ni ñuy defee la différence li nga xam ne moo baax ak li nga xam ne baaxul te chaque situation nag électorale sénégalais yi am nañ mat goo xam ne dinañ jóg voté fañ war a voté défendre seeni intérêt te loolu xaaruñ ci kenn pour def ko moo tax waxu polémique yooyu nga wax yëpp ci ay waxu ay kasoog ay di attaqué ay nit ñoo xam ne ci seen intégrité personnelle loolu jaru ko politique boobu xamuñu ko li ñuy laaj ñun mooy proposition am ca commune de Ziguinchor lan la fa proposer le structurant en dehors de son hypothétique monnaie bi nga xam ne moom ci xelam rek la am leneen lan lay proposer lu sérieux yu mun a améliorer les conditions des Ziguinchorois puisqu'il est candidat à la mairie de Ziguinchor et il sera vertement battu.